père dañu jëm ci benn combat boo xamante ni duel la. revanche la. muy Balla Gaye ak Modou Lo. Guédiawaye ak Parcelles. tey yaa ngi Parcelles lan mooy sa relation ak Balla Gaye. Balla Gaye bon xam naa si mbappat sama relation mooy sama doom la bàyyam xam na ci làmb ji laa ko fekk bëreel naa ko petit combat ba tey bon moom it daan na ñëw bëri sama mbappat fii mais ci la ñuy yem. lan mooy mosuma naan boisson sama kër du fi ñëw dew mosuma dugg këram it. booy la bu ma jox cër nag fu muy waxee di wax lu baax ci man parce que man ni ma ko analysé woon xool ko la ma gisoon ci moom ba muy nekk xale loolu laa gis ci moom ba dëgg parce que ba muy nekk booy damaa yeb papaam sama oto maa ko yeb sama oto. bu ma teel laay waxee maa ko jëlee piscine olympique wàcce ko baobab foofu baobab bi maa ko wàcc foofu ma ne ko lees gis naa sa doom boo xam ne boo ko toppatoo loo ñàkkoon ci làmb di nga ko lekkaat mu ne ma Omar du ma gis su ma ko dégg lii la ma tegal ma ne ko doom kenn du ko jur sànni mais kii soo ko toppatoo làmb ji loolu di nga def loolu ay 2002 la xam nga loolu yàgg na dégg nga li ma wax kon tey am na lu ma xam ci moom parce que seetaan naa ko ba waan Modou Lo loo xam ci moom. Modou Lo moom it noonu laa xamante mu nekk fi may tëgg mbapat fii mu ñëw di fi bëri si nekk booy bu ndaw booy bu tuuti laa wax bëri wuloon sax ci luur yi ci léger yi la doon bëri mën a bëri nekk ndaanaanu bërikat boo xam ne bii tubaarkàlla ma gis ko ñuy xam nga booba temps mbapat bi ñu ko tëggi kenn ko ne day jël 3000 luur la woon ak luur ak léger ñett ñooñu ngay jël ñu def final Iba Mar Diop Pape Diop moo ko doon présider boo mooy maire de Dakar ñu ñëw keroog maa ko yóbbu mu dem ba final ku ñuy wax Cheikh Mbaba numéro 3 moo ko gagné bi ñu ko gagné yàlla def ñu jox ma 35000 maa xëy taal sama oto ànd ak sama doom ak sama benn sœur bu dëkk fii dem seen kër papaam góoraloo mu ngi toog yaayam a ngi toog ak benn sœuram ma ne ko góora sa doom ji moo gën a góora nag xamante woon nañ depuis Grand Dakar loolu yàgg na boobu moo du judduwul sax est-ce que boobu sëy naa ak yaayam sax boobu yàgg na ma ne ko góora sa doom ji de soo amee sa ñaan di nga ko dégg mu ne ma doom ji ba gërëm la man ci jën yi laay liggéey 3 heures laa ko yee mu di ma jàppale ba 7 heures ma ne ko soo amee si ñaan des na ko dégg de loolu def naa ko jaar naa fa ak moom fii tamit fii ñëpp deewuñu te xam naa ne am nañu ko dënd am nañu ko fekke ba ndëgëni parce que ay junni mbappat rek xam nga mu doon mel day fees ba ñu doon foo taxaw naa fii ba tay jël rajo bi micro bi arrêté ndënd yi ne leen déglu leen ma ñu arrêté ndënd yi maa ngi leen gis naa fi ñaari xale su leen yàlla may gudd fa des na leen dégg de muy kan mooy Balla Gaye ak Modou Lo mii mais leen ñaari xale yi wallahi tallahi billahi wallahi tallahi yàlla moo gisee yoon te wel xiyaam nii laa doon arrêté ndënd yi fii taxaw fii ne leen gis naa fi ñaari gone su leen yàlla may gudd fan des na leen dégg ci làmb ji muy Modou Lo bi ak Balla Gaye bi loolu tey yàlla suturaal na ma ci ba tey ji ñoo ub làmb ji ku ci nekk ci ñoom ñaar wax nga ma loo xam ci moom léegi damay génn ci xamel bi professionnellement laay ñëw tey soo ma doon décortiquer carrière u Balla Gaye ci combat yi mu am yu mu daan ak yi ñu ko daan lan nga ciy wax damaa ma sa toog ci benn télé wax leen ne leen Balla Gaye karaw gi rek mbër la karaw gi rek mbër la xam nga karaw du bëri waaye waxin la mooy nit ki mu ngi mel tey nga ne jigéen ma ne kii nu mu tëddi ndaw si Ngóone Njaay bi sama Ngóone Jóob mi sama kàllaw dama koy tooj ma ne Ngóone Njaay loxo cunwaar a damm ci loxo bi loolu lu muy firi maanaam xam nga mooy ku mën a togg la loolu moo tax may ne karaw gi rek mbër la ba ma ko waxee avec bi mu ne na bëf père bi daal da faral kii même sama doom bii nekkoon lycée dama ne papa yow gars yi dañ nga faral Balla Gaye ma ne ko d' éducation fa damaa xam manam xam nga ki mën mooy xam ki mën parce que bëre da nga koy mën damay wax toujours yàgg sitaan bëri taxu la mën a bëre xam bëri taxu la mën a bëre dégg nga kon bëre lu ñuy mën la boo gisee xale bu ko mën da koy xam moo tax may ne karaw gi rek mbër la da daan nit ba photo te mosuma gis mu daan nit ñu werante ko ndax jël bi leer na ak leerul mos nga ko gis te yéen ñu ku ci ma seetaan Balla Gaye mu daan ngeen ne leer na wala leerul man kay gis naa jël yu ñu ko daan leerul man gis naa loolu gis nga jël yu ñu ko daan leerul ban la ci mooy contre Bombardier bii man su doon ma kër damay contesté lu tax mais waa ji song la nga dóor nooju mu dóor moom yi nga dóor sa loxo ñu ne teg na fii mooy seen règlement CNG yu bees yi ma la wax rek mais combat bu rëy bu toll noonu roi des arènes jël wër bi gàng la war a am jël bu leer nañ bu xam ne bi amul gestu gis sa waay ne nañ xool tele ku jëkk laal suuf nañ def relanti ko pate relantir wala mu amee relantirement affaire bi ndax ñu xool ku gën a leer loolu warul am ci combat bu mel noonu combat choc yi dafa war a leer nañ dégg nga li ma la wax loolu amul ci nag man na waaye ñi muy daan dañuy daan ba pare ñëw may la loxo muy benn ñaareel ba gis naa ci moom mosuma gis ma Balla Gaye li may wax na ngeen ko xool de mos ngeen gis mu daan nit ba pare di savourer victoire bi ci yuuxu kontaan mel ni li mu am da koo jom mos ngeen ko gis seetluwuñu ko daal man de gisuma ko
contre xool Yékini ku daan Yékini ba mu daan pare moom may da ko ñëw di ko may loxo ndànk wanewul ne daan na ko sax ca ñoom Boy Sey ca ñoom Ousmane Diop ca ñoom waa ca ñi mu daan ñëpp ba muy nekk booy day daan ca ñoom Sall ak ñoom Mame Ngor Diouf may la booy bi ñi muy daan ku la nekk day daan ba ñëw fekk la yëkkati la may la loxo yëkkati la ndànk door a dem nga xam ne kii am na mérite nga xam ne daanaan dëgg ngi nii te bala nga xam li ma la wax nga sa jaar ci bëri dóor nga mës a bëri ci nga xam booy bi lan la man ndaanaanu bëri kat la. tey Modou Lo soo ma doon résumer carrière am ci lu mu jot a bëri yow mi ko fekkee mbapat ba tey arène lan nga may résumer ci combat am professionnellement pas Modou Lo mais ci ay technique u combat am. ci laay ñëw waaw xam nga man temps xëy na mosu ñoo toog mais man du ma wax di far lu may wax dama ci xool sama diggante ak sama borom xam nga man mi dem ba toog ak bàyyam ne ko sa doom ji bu amee si ñaan di nga ko dégg kon am na lu ma gisoon ci moom am déet ma ne la boobu Modou tey laay waxee ku koy dina ma compte kenn du ko dindi ma ne boobu amul licence d'or amul licence simple bëreegul benn boobu amul licence d'or amul licence kon ku duggagul làmb xam nga laa toog ak bàyyam mu toog ma ne ko sa doom ji bu amee si ñaan des na ko dégg de kon xam nga ne xam naa méritam gis nga ba mu commencé di bëri ay deuxième combat ki di daan ñoom lees de di gaan gaay dama ne moom it la mu daan bëri sax da ko baax parce que gisoon naa benn façon bëri ci moom boo xam ne bii booy boobu dama leen ne su ko continué woon di ko bëree waxuma des na ko daan waaye gis nga carrière am mën naa bëri ba bàyyi bëri pour nga dégg jël pour nga gis jëlam dina jafe. kookoy Modou Lo. waaye Modou Lo di mas naa bëri ba bàyyi bëri mais pour nga gis jëlam dina jafe mais bëri boobu dama gis bi mu demee ba am tour am succès gisatuma mu di ko def waaw gisatuma muy def bëri boobu nag ba mu xamoon nag succès bi la xaw ma def mais gisatuma muy def bëri boobu ma xam ne kii booy bi voilà parce que man am na benn mbër boo xam ne bii bon du ma tudd turam ci làmb ji mais mas naa bëri ak benn mbër bu ndaw boobu ci mu ngi bëri ci combat yi ndaw doo tudd turam. ah kay te ñun ñu xamul. waaw xam naa la xamul xam nga rek léeg-léeg da ngay wax ñu ne père bi dafa ñëw ne ma diw lañ ma booleel ma ne ko ma ne kooku de booy ne la sax mun laa yee boobu mu ngi ci kakalaaf boobu mu ngi joué ci kii bi ci tournoi Gaston Mbengue bi waaw ma ne kooku booy niroo mun laa yee mais ñoo ko waxee loolu dafa kontaan xam nga xale bu xoolee xam ne yow mi mën nga dara wala am nga maturité am nga maanaam am nga xam-xam quoi wala jaar nga ci mbir mu muy jaar sa encouragé ko ci day yomb parce que man xam naa ne su ma ko waxee ne que nangam li mu gis ni ma koy wax rek loolu moo gën sax sëriñ jox ko téye ne ko takkal wala gàllaajal ba mu ma waxee ne ma diw bi ma ne ko diw kooku bay neloo sax mun laa yee boobu ne ma jël bu rëy la ko daan nga xam ne bëri bi ne ci moom it bëri ci moom la wañu koo muy ñaari ndaanaan yu daje yoo xam ne yii toujours comme ni mu leen koy waxee ñu ngi ci doon def buzz fii ci Sénégal live ki ñuy dalal tey nag muy kan Père Birahim Ndiaye Père Birahim décortiquer nga ma carrière u Modou Lo décortiquer nga ma carrière u Balla Gaye 2 ñu nga jëm ci deuxième combat muy revanche ñu ne si janvier bi lay am tey yow soo ma doon wax combat boobu nag lan moo ciy sa gis-gis ci diggante ñaar ñooñu ak kan nga jox favori. waaw xam nga combat bu njëkk man boobu mën a su passé parce que bu doon mag ak gone nga xam ne kii day jeexal kii di fël si man ngaa wax ne nii lay demee parce que liy gone du mag liy mag du gone dëgg la war a fen waaye dañu ni ñaari xale yu fëlandoo kii xaw a jëkk fële tuuti parce que kii xaw a ëpp doole moo sutoon moo ëpp doole tuuti dégg nga ñu bëre te këre daan suñu demee ba war a bëriwaat te ñoom ñëpp ñu bokk qualité bokk mérite bokk lépp suñu demee ba war a dajawaat combat bu njëkk ba na mu demee woon na le du bokk ak bii parce que ñaari gone yu fëlandoo la ñaari gone yoo xam ne ñoo màggandoo fokkandoo mbapat foo du gëlandoo fëlandoo yëpp yaa ngi dégg mooy li ma la wax rek comme du gone ak mag ñaari gone lañu kenn daaloon na ko ci bëri gone léegi nag dañoo màgg ñoom ñaari kenn kële jaar ni la kii jaar ni ba làmb boole woon leen ñu war a dajawaat nag la daanoon Modou Lo bi nag du bokkul ak bii waaye Modou Lo it bu mu fàttali ko ne bëri Balla Gaye mën naa daan ku ne ku ci nekk ci ñoom ñaar wax nga ma loo xam ci moom léegi damay génn ci xamel bi professionnellement lay ñëw tey soo ma doon décortiquer carrière u Balla Gaye ci combat yi mu am yu mu daan ak yi ñu ko daan lan nga ciy wax. dama ma sa toog ci benn télé wax leen ne leen Balla Gaye karaw gi rek mbër la. karaw gi rek mbër la xam nga karaw du bëri waaye waxin la mooy nit ki mu ngi mel tey nga ne jigéen ma ne kii nu mu tëddi ndaw si Ngóone Njaay bi sama Ngóone Jóob mi sama kàllaam dama koy tooj ma ne Ngóone Njaay loxo cunwaar a damm ci loxo bi loolu lu muy firi maanaam xam nga mooy ku mën a togg la loolu moo tax may la karaw gi rek mbër la ba ma ko waxee avec bi mu ne la bëf
ñu oh père bi daal na faral kii même sama doom bii nekkoon lycée dama naan papa yow gars yi dañ nga faral Balla Gaye ma ne ko d'éducation fa damaa xam manam xam nga ki mën mooy xam ki mën parce que bëre da nga koy mën damay wax toujours yàgg sitaan bëri taxu la mën a bëre xam bëri taxu la mën a bëre dégg nga kon bëre lu ñuy mën la boo gisee xale bu ko mën da koy xam moo tax may ne karaw gi rek mbër la da daan nit ba photo te mosuma gis mu daan nit ñu werante ko ndax jël bi leer na ak leerul mos nga ko gis te yéen ñu ku ci ma siraan Balla Gaye mu daan ngeen ne leer na wala leerul man kay gis naa jël yu ñu ko daan leerul man gis naa loolu gis nga jël yu ñu ko daan leerul ban la ci mooy contre Bombardier bii man su doon ma kër damay contesté lu tax ah mais waa ji song la nga dóor nooju mu dóor oom yi nga dóor sa loxo ñu ne teg na fii mooy seen règlement CNG yu bees yi ma la wax rek mais combat bu rëy bu toll noonu roi des arènes jël wër bi gàng la war a am jël bu leer nañ bu xam ne bi amul gestu gis sa waaye danañ xool télé ku jëkk laal suuf nañ def relanti ko pate relantir wala mu amee relantirement affaire bi ndax ñu xool ku gën a leer loolu warul am ci combat bu mel noonu combat choc yi dafa war a leer nañ dégg nga li ma la wax loolu amul ci nag man na waaye ñi muy daan dañuy daan ba pare ñëw may la loxo muy benn ñaareel ba gis naa ci moom mosuma gis ma Balla Gaye li may wax na ngeen ko xool de mës ngeen gis mu daan nit ba pare di savourer victoire bi ci yuuxu kontaan mel ni li mu am da koo jom mës ngeen ko gis seetluwuñu ko daal ah man de gisuma ko contre xool Yékini ku daan Yékini ba mu daan pare moom may da ko ñëw di ko may loxo ndànk wanewul ne daan na ko sax ca ñoom Boy Sey ca ñoom Ousmane Diop ca ñoom waaye ca ñi mu daan ñëpp ba muy nekk booy day daan ca ñoom Sall ak ñoom Mame Ngor Diouf may la booy bi ñi muy daan ku la nekk day daan ba ñëw fekk la nga may la loxo yëkkati la ndànk door a dem nga xam ni kii am na mérite nga xam ne daanaan dëgg ngi nii te bala nga xam li ma la wax nga sa jaar ci bëri dóor nga mës a bëri ci nga xam booy bi lan la man ndaanaanu bëri kat la tey Modou Lo soo ma doon résumer carrière am ci lu mu jot a bëri yow mi ko fekkee mbapat ba tey arène lan nga may résumer ci combat am professionnellement pas Modou Lo mais ci ay technique combat am ci laay ñëw waaw xam nga man temps xëy na mosu ñoo toog mais man du ma wax di far lu may wax dama ci xool sama diggante ak sama borom xam nga man mi dem ba toog ak bàyyam ne ko sa doom ji bu amee si ñaan di nga ko dégg kon am na lu ma gisoon ci moom am déet ma ne la boobu Modou tey laay waxee ku koy dina ma compte kenn du ko dindi ma ne boobu amul licence d'or amul licence simple bëreegul benn boobu amul licence d'or amul licence kon dugal ko làmb xam nga laa toog ak bàyyam mu toog ma ne ko sa doom ji boo amee si ñaan des na ko dégg de kon xam nga ne xam naa méritam gis nga ba mu commencé di bëri ay deuxième combat ki di daan ñoom lees di gaan gaay dama ne moom it la mu daan bëri sax da koo baax parce que gisoon naa benn façon bëri ci moom boo xam ne bii booy boobu dama leen ne su ko continué woon di ko bëree waxuma des na ko daan waaye gis nga carrière am mën naa bëri ba bàyyi bëri pour nga dégg jël pour nga gis jëlam dina jafe. kookoy Modou Lo. waaye Modou Lo di mas naa bëri ba bàyyi bëri mais pour nga gis jëlam dina jafe mais bëri boobu dama gis bi mu demee ba am tour am succès gisatuma mu di ko def. One.